Tamsir Sané mooy turu commandant brigade gendarmerie bu Koumpentoum ay defkatu ñaawteef ñoo ko faat guddik biig bi 3h du matin jotee commandant Faye mi yore kon kaddu gendarmerie nationale ne jamono ji wàcc nañ lépp ci terrain bi ngir teg loxo ñi def mbir mu ni mel bés ni tey ci atum 1975 la fi Cheikh Ibrahima Niass bàyyee ko woon ñeent fukki at ak ñeent ci tey rédaction King FM di ko fàttaliku président Macky Sall démb ca cérémonie concours général ba ci la xamle ni kon élèves yi seen niveau français baaxul Sëwru Sène nekk secrétaire général SAEMS ne dëgg la ba noppet di ca joxe ay tegtal reportage bi tey Pikine la ñuy riir utali ak ña dëkkee ca wetu arène nationale ak kon naqar wanuy jànkonteel li mbokk yak leneen buñ ci noppee dinañ ci boole neeni ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagleel aada ak cosaan mu gën caa fës kon forum mu ñetti fan bi waa Y'en a marre doon amal académie banlieue culture taxaw temm ne kon dañuy former ay ndaw kàdduy Amath Sarr tradipraticiens yi ak ni ñu bëree ci dëkk bi théâtre démb ak série yi am tey nataalub góorgóorlu ak gan gi mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante Daouda Gueye moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck moo ciy feggoo Kati Ndiaye mbégte contentement bu mag lañ am ngir faram fàccee ko Kati Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck di nuyu mbokk auditeurs yi ak internet yu ñu suivre. mi ngi noonu kon dañ koy doore ak tiis wi réewum Sénégal nekkee woon ak génn àdduna ak Ahmed Amar. ba tax na rek levée du corps bu Ahmed Amar ñu ngi ko doon amal niki tey jii foofule ca Point E sur place nag nemmeeku nañu fa ay waajuram ay xaritam ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy di ay jegeñaaleem ñëw rek ngir rek daal di koy ñaanal waaye itamit bunge ko foofule ca Touba Darou Salam nga xamante ne fa la ñu ko war a denc nañu teewlu témoignage u Aly Ngouille Ndiaye Youssou Ndour ak itam Madické Niang. dañuy prôner à travers l'association former les jeunes à ce que ñu mun a am ay alternatives pour mun a réussir seen vie n'est-ce pas donc je pense que c'est ça le but de l'association entre temps am na benn ay projet de formation xam ne def nañ ko en collaboration avec le centre sénégalo-allemand mis en place par la GIZ en partenariat aussi avec l'ANPEJ. On a eu à créer des sessions de formation ci montage vidéo ak musique assistée par ordinateur n'est-ce pas. ñuy jégalu kon ci élément boobee doonul bi yemb bi mu nekk kon levée du corps bu Ahmed Amar am naa nañ ko niki léegi nii kon ca grande mosquée bu Point E jamono ji kon ñu nga utali Daaru Salaam ñu teewlu ci loon kon ay CD Aly Ngouille Ndiaye Youssou Ndour ak Madické Niang. ku gis mbooloo mi ni mu mel nga xam ne kenn la ci Sénégal ndax Ahmed dafa doon jàmbaar ci li mu doon liggéey ndax ñun ñi ko xam ci wàllu liggéeyam laata sax ñuy am yi position ñun ñëpp jàpp nañ ne jàmbaar yi fàkk tëdd mu doon nit un exemple ci li mu doon def ndax industrie du d'abord lu yomb gis sénégalais bu nangoo relever défi yi ñu toll ndax jàpp naa ne Ahmed Amar amul benn sénégalais bu amul fierté ci moom ci liggéeyam bi nga xam ne moom la doon taxaw kon président ci boppam xam na ne réew mi ñàkk na waaye gëm naa ne ku gis ndaje mi xam na ne réew mi ñàkk na tey. nit ku bëgg développement réewam nit ku gëm liggéey ma gis nit koo xamee ni que vraiment Sénégal fi mu ko toll woon sore na trop mu yàgg nag liggéey jóge ca suuf ba yegsi ci kaw ci kaw mooy réalisation yi ngeen gis ak yi ngeen gisul ak yi ngeen dégg kon exemple la pour ñi nga xamee ni que ndaw lañu exemple pour l'industrie exemple pour patriotisme beneen bi moom mooy sama goro la woon mi ngi may wax ne que bi suñu ñaari doom yi di sëy mu woo ma ba ma nag moom dégg ñu taxaw bu ne ma Youssou kontaan naa lool ci lii xam am ci suñu diggante mu ne ma fi mu may yegg xamuloo ko ma ne ko man dafa mel ni ay gént ci man ndax yow dama laa bëgg naw loolu la mu ne ma man dama laa bëgg naw loolu la ñu jël suñu ñaari doom boole leen ñuy sëy vraiment Ahmed nit ku baax la woon vraiment Ahmed nax nañu vraiment Ahmed demam gi bett na dëgg la ku ñam dund di nga ñam dee yàlla mooy dogal mais demam bi bett nañu lool yàlla na ko yàlla xare àjjana. Ahmed Amar nit ku baax la woon waaye jàmbaaru Sénégal la woon comme ni ma koy waxee man li ma bëgg mooy ay sénégalais yoo xam dañoo am cër suñu yàlla dimbalee ñu am sénégalais yu bëri yu am cër yu jug taxaw di liggéey ngir seen réew dana yomb ñu am ëllëg réew mu développé. Ahmed Amar tey sunu amoon junni Ahmed Amar ci Sénégal kon tey Sénégal dana bokk ci réew yu gën jëm kanam ci Afrique ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla teeru xare ka àjjana. amiin keneen koo xam si tamit ñàkk na bakkanam ni ki guddik bi moo di Tamsir Sané. ñi ko faat rek moom moo di ay samba boy yoo xamante ne rek dañu daal di bëggoon a sàcc ca bureau de poste bu féete ca Koumpentoum bu nu sukkandikoo ci porte parole bu gendarmerie nationale daal di nañu déployer moyens yëpp rek ngir daal di teg loxo ñi nga xamante ne ñoom ñoo def bi la ñawteef commandant Faye porte parole de la gendarmerie nationale ci micro King FM.
ñu di jaajëfal leen di nuyu donc liñ mën a wax pour l'instant mooy le commandant brigade Koupentoum donc dañ ko rey par balle donc tey ci suba ci intervention boo xam ne dafa doon def bi ñuy braqué ci poste finance bu Koupentoum donc dafa demoon intervention ak ay éléments donc ci lañ ko tiré ci kawam donc loolu daal pour l'instant moom lañ mën a waxagum fu mu toll nii waa gendarmerie légion est maanaam Tamba ak li ko wër donc ñu ngi def ay opération def ay ratissage pour en tout cas jàpp ñi nga xam ne ñoom ñoo def ñaawteef boobu fi mu toll nii déjà teguñ loxo seen kaw donc mais ñu ngi leen di wër te vraiment mobiliser nañ gendarme yi ci légion est yëpp pour def ay opération de ratissage aussi ci population bi donc ñu ngi leen di ñaax su fekkee am nañ ay information yoo xam ne mën nañ ko joxe pour ñu jàpp defkati ñaawteef yooyu donc ñu joxe ko comme ça recherche yi mën a gën a gaaw actuellement enquête bi mu ngi en cours parce que xam nga ne mbir mi ci fajar gi la xew donc fu mu toll nii enquête bi mu ngi en cours mais li ci mën ci xew rek dinañ leen ko xibaar. mu nekkoon kàddu yu commandant Faye nekk kon yore kàddu ko gendarmerie nationale ñeent fukki at ak ñeent ci tey la fi kon El Hadji Ibrahima Niass bàyyi ko woon. mu nekk rek benn guide religieux ci fàttaliku ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet atub 1975 la woon ci ren ji lay def ñeent fukki at ak ñeent di ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet atub 2019 portrait wam Ndeye Mati Dia moo ñu ko defal. ngërëmal yàlla ci jamono ji ngërëmal yàlla ci jamono bii ñu nekk ndaw lu tumuranke ndaw lu jafe bàyyi mu ne ndaw lu tumuranke ndaw lu jafe ngor si tudd na Barham Cheikh al Islam Babul Fayda Nuuru Arifin Bustaanul Arifin waaye turam bi ñëpp min nag mooy Baye Niass Ibrahim Niass ci ay këyit doomi Abdallahi Niass bu Tayba Niassène la ak Asta Diankha ci ron baayam boobee sax la wattoo alxuraan bi muy am fukki at ak juróom-ñett mu taalif téeréem bi njëkk bii di Ruwal Ëdëb teg ci Kashif al Ilbaas bi way juróom bu góor bi ndëddoo àddina Ibrahim Niass di jàngale alxuraan ci daara yi fi baayam bi bàyyi jamono di dox entourage am di ko gën di bàyyi xel di gën di gis ay jikkoom yu rafet atum 1930 yamook guddi gàmmu ci la lépp nag tàmbali ci guddi googee la Baye Niass woo julliti ci tarbiya xam yàlla seen taawu kër bii di Mbaye Niass mooy ki njëkk a jokk ci Baye Niass gannaaw ga ñu bari fekk ko Kossy mu sóob leen ci tarbiya ba noppi mu xaddamal leen Barham donte Sénégal la ganesee àddina ku bari ay taalibe ci àddina bi la rawati nag Nigéria ci aju màkkaam bu njëkk bi mu defoon ci atum 1937 fa la dajee ak buuru Nigéria bii di Abdoulaye Bayero ñu tegtaloon ko ni dina daje ak xutbu zaman li ñu ko waxoon yépp nag mu gis ko ci Baye Niass waral ba mu feddali ci moom jokkoom ci tarixa tijaan ba noppi invité ko ngir mu ñëw Nigéria diggante boobee moo law ba tey Baye Niass am fa ay junni taalibe Ibrahima Niass gawsi samadani nahnu nu'minu bi Ibrahima Niass Cheikh Ibrahim Niass ku fonkoon njàngum jigéen la ndax fexe na ba doomam yu jigéen yi mokkal alxuraan comme ni ko doomam yu góor yi mokkalee dafa daan faral sax di wax naan na jigéen ñi di rëj-rëjloo ak góor ñi ci wàllum xam-xamam bu rafet boobu moo tax ba ci atum 1960 ñu fal ko membre du conseil supérieur de l'organisation du bien-être islamique foofee ca Caire teg ci def ko membre de l'académie de recherche de l'université Al-Azhar boole ko ci kàngam yi am xam-xam ci wàllum diine 1962 mu nekk vice-président du congrès mondial islamique foofee ca Karachi nekk na itam membre ci conférence générale de l'académie de recherche islamique foofee ca Caire 1966 mu bokk ci conférence bi ñu amaloon ca Accra tuddee woon ko le monde sans bombe atomique 1969 mu bokk ci assemblée constituante de l'association des universités islamiques à Fès nekk fati itam membre exécutif waa université Al Azhar nag ñoo ko tuddee woon Cheikh al Islam ci atum 1971 Baye Niass moomu ba tey moo nekk premier noir africain bi jiite julli ci jumaay Al Azhar le 26 juillet nag niki tey la wuy ji boromam ci atum 1975 yamok mu am 75 ans ca hôpital Saint-Thomas ba nekkee ca Londres waaye ay jàngaleem des ci xolu jullit ba léegi. na ngeen liggéey na ngeen jub kuñ ci wóolu dénk la wala ñu abal la ko matalal ko lëre na ngeen futteeku liggéey ngor dafay am njëg liberté dafay am njëg bëgg am dara te doo liggéey mooy bëgg a jiwadi rek Sidi Baar ama garabate moo di ñàkkaa juddu déegi moom du jaas Ndeye Mati Dieng midi moo jot ba tegal fukki simili ca Léona Niassène ak Medina Baye
King FM, première radio digitale du Sénégal. dañuy woyal wax kon ci lakk gu metti gu am guddik bi ca Fissel. garage clando bu Fissel ci département bu Mbour nag la lakk-lakk yooyee amee lu toll ko juróom-ñetti woto daal di lakk ba jeex tàkk bu nu sukkandikoo rek ci chauffeur si ñu ngi daal di xam ne la ñuy ñàkk toll na ci ay millions ci suñuy koppar lakk-lakk googule nag mu ngi jóge ci ab circuit wu benn woto bu marque Dacia. wàllum njàng ak njàngale mu mel ni war nañoo xoolaat niveau français bu élèves yi. loolee ki ko xamle moom moo di njiital réew mi Macky Sall ca cérémonie du concours général mu nekk rek loo xamante ni kii di Saourou Sène nag mu ngi koy dëggal moom secrétaire général bu SAEMS mu ngi joxañ baaraamu tuuma ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di gouvernement bi waaye itamit yenn panneau publicitaire yi nañu ko teewlu ci micro ki ngi fep niveau bi moom en français comme dans beaucoup de disciplines dafa wàcc bu baax a baax rawatina nag en français preuve bi mooy concours général bi gis ngeen ni premier prix kenn décerné wu ko démb alors li ko waral nag lu bëri la xam nga français bi dafa nekk langue bu xaw a jafe boo xam ne aussi quoi qu'on dise c'est une langue étrangère li ci dolleeku nag mooy tey li nga xam ne mooy la publicité les médias tout ak ni ñuy utiliser tey waxin wi ak ni ñuy binde tey du mën a permettre mukk français bi ñu respecter les règles d'orthographe ou de grammaire damay joxe un exemple rek xam nga boo gisee benn tableau de publicité ñu ne vite fait mais ni ngeen gisee ñu bind vite fait xale yi am na ñoo xam ne buñ gisee loolu dañuy yaakaar ni vite fait nii lañ koy dégg ci français alors que du noonu bu dee lu ñuy utiliser le langage publicitaire ak tout ça dafa envahir l'espace scolaire envahir l'environnement immédiat ci xale yi mais à partir de ce moment le plus naturellement du monde mais ñoom niveau dafay baissé alors baissé na ci lu ñuy waxee français baissé na aussi rawatina niñ koy bindee donc il faudrait que l'État soit très regardant par rapport au message même publicitaire dañ ko war di xoolaat loolu nag bokkul ak dara ñu war a def la promotion de nos langues nationales parce que nag def promotion langue nationale bokkul ak dara veiller à ce que quand même la langue officielle bu ñuy utiliser man ko respecter dans ses règles d'orthographe et de grammaire. kaddu yi Saourou Sène nekk secrétaire généralu SAEMS ñu yegg si kon ci reportage bi utali arène nationale ak ñi dëkkee ca wet ga. ñoom nag fi mu nekk nii ne foofee mel nag moom la ñuy naqarlu ba tax na rek daal dinañu jàpp ni état Sénégal nag moom moo tax loolee am ndax jamono ji ca foofee nit ñi dañ koy jël di fa te ay mbalit ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy di dawalkatu sareet yi daal di jël foofu def ko ab garaasu sareet ñoom ñi rek ñu ngi daal di woote ngir rek autorité yi nag jóg rek def li leen war ngir li ni mel daal di fay jóge reportage Mamadou Sow. arène nationale bu Pikine juróon coow lu bari laata ñu koy taxawal waaye gannaaw ba defar bi noppee geneen ñaxtu bàyyeekoo ci askan wa dëkkee sa wet wa fii dañ ko bale nettoyé ko mais xoolal mbalit yaa ngi commencé ñëwaat. ñoom riverains yi li leen nakari bokk na ci melokaan bi nga xam ne li wër boobee arène mel na ko. nettoyé nañ ko ba mu set mais gis nga ñi dëkk ci alentour bi ba léegi surtout nag la plus problème bi yëpp mooy booy yor charretier yi. arène bi depuis bi mu paree ba tey kenn laalul alentour bi boo ko gisee ñaaw na torop waaw kenn bëggu fee sax xool. muy wuyoo ci turu Kumba Ba gannaaw bi mu fekk see dëkkandoom bi jot na xamle ni état bi moo waral li ni mel. ñoom seen liggéey moo des ñoom ñoo war a aménager fii defar ko ba mu très bien mais kenn laalu ko boobu ba tey. moom mère de famille bi dolli di ñaax ñi ŋànk nguur gi ngir ñu taxawu leen. fii daal ku fi ñëw ba gis ni fi xale yi di def rek sa xol day jeex mbalit xale yi di football duñu sol daal di def ay affaire kon nag ñu ngi leen di ñaax di leen ñaan ñu dimbali ñu ci defaral ñu alentouru arène. lu jëm ci wàllum assainissement bi doon na it li leen yitteel suñu sukkandikoo ci Ndiaga Fall. li ñu bëgg mooy ñu ñëw defaraat fii lu mu gën a gaawee pavé ko bu baax defar assainissement bi surtout assainissement bi nag ñu leen di interpeller bu baax ñu ñëw defar assainissement li wër arène nationale bi ndax nawet baa ngi ñëw. yooyee ndaw dem sax ba taxawal ab mbootaay ngir toppatoo ak taaral seen dëkkuwaay di woo autorité yi ñu ñëw lëkkaloo ngir li ñu bëgg ci seen boobee diwaan antu. cant ak ngërëm ñeel na la bu baax a baax Mamadou Sow Midi Culture midi moo jot ba tegal fukki simili ak ñeent. dañuy jàll kon wax ci xibaaru biti réew yi ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou nuyu naakat yi auditeur ak internet yu King FM. maa ngi lay fay Kumba Ba ñu tàmbali ko ca Nigéria terrorisme ba nag ma ngay continuer di fa am doole kii di Boko Haram bi mu fa ñëweek léegi mot na fukki at. muy bésub fàttaliku kon tey ca Nigéria fukki at yoo xam ne Boko Haram kon mu ngi wéy di lëmbe dëkk ba jaare woon na ko nag ci bassin bu lac Tchad fukki at yoo xam ne ay attentat ay kamikaze ak i enlèvement
soulèvement la ñu nemmeeku ca dëkk ba waaye fukki at yoo xam ni ay affrontement di ay jaamaarloo yu metti diggante ñii di waa Boko Haram ak lu ci ëpp nag ak ay takku der wala sax ñi yor wàllu kaaraange ga ci tàmbali tega nag kat yi li nga xam ne moom mooy Boko Haram di ab secte la woon boo xam ne ay étudiants ñoom ñoo ko jiite woon ñoom sax dañu doon wax ay taliban afghan lañu waaye ca mujjantal ga nag ñu mujj soppali seen bopp doon ay jihadiste yoo xam ne li ñuy faat ci ay doomu aadama kenn xamul nu mu toll ñoom daal li ñu nam mooy charia ñu koy doxal te bañ ci bàyyi benn virgule kon insurrection daal moom moo am foofee ca dëkk ba ñu ngi tàmbali woon ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru juillet atum 2009 kon song gu njëkk bu ñu amal ca Nigéria booba la woon muy guddi goo xam ni dañu doon def ay frappe simultanée lu ci ëpp ci ay poste de police yu ne ca dëkk ba. njiita réewu Tunisie ba mu génnee àddina ak léegi lagga taxaw samp rek moom moo di ban bilan lañu mën a daal di jàpp ci li nga xamante ne rek moom moo di présidence. kon Fatou Béji Caïd Essebsi ay weer rek gannaaw ba nga xam ne mandaam waroon na jeex kon ay weer yu néew moom moo ci des ba tax kon dëkk ba di Tunisie jamono ji mu ngi dugg ci lu ñuy duppee période post révolutionnaire dëjëm nag ñu ngi ko fas yéene amal ëllëg ci samedi ji ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juillet ñu ngi fay xaar nag mbooloo mu takku naka noonu ay njiitu réew yu bàyyeekoo ci dëkki Afrique yi ak ci yeneen dëkk yu nekk ci àdduna bi yëpp ba sax élection présidentielle ba dañ ko mujj anticiper fi mu ne ñu ngi ko jàpp nag fukki fan ak juróom ci weeru septembre ci atum 2019 bi ñu nekk jamono ji ki jiite parlement ba kan di Mohamed Ennasser moom mooy assuré intérim bu palais bu Carthage ñu dellu si waat tey kon kat yi ci ni mu gën a yaatoo ci bilan bi nga xam ne waa ji ñu doon oowee BCE def na ko nee nañu nag moom mooy bàyyu li nga xam ne moom mooy démocratie ca dëkk ba ci fàttalikat ca révolution bu 2011 ba fasoon na ca loolu sa ginnaaw ga sax lañ ko daal di woon jël def ko premier ministre bu réew ma. ñu jeexalee ca Afghanistan lu tolloog fukki doomi aadama daal dinañu ñàkk seen bakkan ci ñetti explosion foofu la ca Kaboul. gën gaa néew kon fukki doomu aadama ni nga ko waxee ñoo ñàkk seen bakkan ñaar fukki ya jëlee ay gaañu ca Kaboul foofee ca réewu Afghanistan nga xam ne nag ñetti explosion ñoom ñoo am ci jamono joo xam ne ñu ngi doon waaj a ubbi campagne présidentielle ba ñu jàpp ko ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre bi ñu nekk ab kamikaze boo xam ne ab moto la yoroon kon moom moo explosé ci kanamu benn minibus boo xam ne jëwriñ ja yor wàllu mine ak pétrole bu dëkk ba moom moo ko moom ca bët penku kon bu Kaboul la amee ca mujjantal ga it beneen bombe artisanale daal di explosé ca gox boobu ba tey violence ya daal ci ayubés yi ñu génn dañu gis ni dafa gën a fës foofee ca Afghanistan te dëkk ba mu ngi waajal élection présidentielle ba sax campagne bi ñeel boobu la élection officiellement dimanche gi ñu jëm ci lañ ko jàpp kon kat yi fii ci Afghanistan tey la ñu yem ci xibaar yi ñeel bitim réew. jaajëf Koumba Ba ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite, le sport. Now, sports. mi ngi noonu kon xibaaru tàggat yaram yi la ñuy yegg si ginnaaw xibaaru biti réew yi dañuy dalal ci studio bi Dissa Préra maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou maa ngi lay nuyu Soxna Kati Ndiaye. maa ngi lay fay Dissa Préra ñu bàyyi la rek nga yaatal. ñu tàmbalee xibaaru tàggat yaram mi ak classement FIFA bu yees bi yi nga xam ne nag mooy teg Sénégal ci top 20 yi nga xam ne équipe yi gën a xarañ ci àdduna bi Sénégal nag ak Algérie ku nekk si ñaari équipe yooyu am nga ay avance progressé nga bu baax a baax Sénégal moom moo nekkoon fi mu ne nii moo nekk premier en Afrique ki nga xam ne nag moom mooy Algérie moom moo nekk 4e en Afrique nekk 40e mondial. waaye Sénégal moom bokk na ci nga xam ne mooy 20 premières équipes yi nga xam ne ñoo gën a xarañ ci àdduna bi loolu nag mooy tukkee ci nga xam ne mooy dernier classement FIFA bu mois de juillet 2019 bi ginnaaw bu ñu génnee ci Coupe d'Afrique des Nations bi ñu tabb si nag Aliou Cissé plus grand coach bu histoire bu Sénégal ak Jamel Belmadi meilleur coach de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 ñu wëy ba tey ci tàggat yaram wax ci mercato bi fi mu toll nii nag Paris Saint-Germain noppi na ngir mën a dalal ki nga xam ne mooy Idrissa Gana Gueye ginnaaw bu mu déggoo ak beneen équipe bi nga xam ne mooy Everton fi mu toll nii nag Idrissa Gana Gueye ñu ngi koy xaar foofu ci Paris mu ngi nag signé ak équipe parisien bi ba 2024 montant indemnité transfert yi nag ñu ngi ko xayma ci 32 millions d'euros ñu wëy ba tey ki nga xam ne ci wàllu tàggat yaram Ibrahima Yatma Diaw moom nag mu ngi métti lu baax moom yi nga xam ne mu ngi bokk ci bureau fédéral bi nga xam ne
ñoom ñooy toppatoo wàllu basket ci wàllu jigéen ñi moom nag mu ngi métti lu baax di tax ñu arrêté championnat jigéen ñi ginnaaw ba ñu basketee ñaar fukki journée ak juróom-benn bi doon jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi président AS Ville de Dakar section basketball moom nag métti nañu situation bi jàpp ne na fédération bi dafa jël décision bi tey it boolewu ci ñi nga xam ne ñoom ñooy club yi. du lu bees ndaxte équipe nationale yàgg ay équipe club di jël seen joueur di leen jox te teewul dañ doon jouer dal nañu fi jël nañ suñuy joueur ñu ànd ak équipe nationale dem voyager teewul jouer nañ li ma la ko waxee sànq ñun jouer nañ fi finale contre Duc samedi ñu jouer finale ba mardi ba ca topp ñu dem jouer ji bel Ndar te boobu pourtant ba ñuy jouer ji bel bi suñu ñaari international nekkuñu fi woon ak suñu entraîneur titulaire te teewul dañoo jug jouer samedi dem mardi Ndar dem jouer ji yàqul dara kaasuñu parce que jàpp nañ que ni aussi xale yi jël nañu équipe nationale c'est normal c'est le pays qui prime donc bu ñu téye suñuy joueurs ne leen du ñu dem équipe nationale parce que dañu am match su équipe nationale taxawee dañuy jël suñuy joueurs ne leen dem leen te teewul ñooy fay joueurs yooyu de ñoo leen dëkkal di leen dundal di leen fay salaire teewul ba leen nation bi jotee soxlaay dañ leen jël ne leen dem leen défendre couleur nation bi club bi dem jouer ji Ndar sans joueurs yooyu donc buñ ñu wax patriotisme buñ ñu wax ay ñoom ñoo la gën a xam ni li des ni mun nañ jouer demi-finale yi jouer finale yi. waaw mu ngoog kooku di Ibrahima Yatma Diaw nekk président gi nga xam ne mooy fédération AS Ville de Dakar section basketball doon addu ci li nga xam ne moom la fédération basketball def daal di suspendre li nga xam ne mooy compétition ci jigéen ñi ñu jeexal ci wàllu lamb Serigne Saliou wax ci lamb bi nga xam ne moo war a boole Eumeu Sène ak ki nga xam ne mooy Modou Lo moomee sax moom doon na def li ñuy wax open press am démb ci jeudi bi ci terrain ACAPES bu Parcelles Assainies mu nag ak jàkkaarloo ak taskatu xibaar bi nga xam ne wax na ci lu mën a def en fait ci lamb ji surtout occasion bi nga xam ne am na ko pour mun jàkkaarloo ki nga xam ne mooy roi des arènes moom nag li mu bëgg mooy jël li nga xam ne mooy couronne bi si Eumeu Sène mi nga xam ne fi mu toll nii moo nekk roi des arènes ñu déglu Modou Lo ci micro wu King FM. ñun lamb mooy suñu liggéey muy combat taxaw mu ñàkk taxaw li ñu war a nekk ñoo ngi ci chaque fois ñun ñoo ngi ci lamb ji bépp yi ñun sax ñoo ko gën a nekk parce que ci lamb lañ jugee dugaat ci benn combat pare nañ bu yàgg lamb looy baaxoon naa ak ay wax mais loolu amul quoi moom mu gaaw mu yàgg ci moom lay metti wallahi lazim dem telli ko le dimanche inshallah indi ko fii amul sax benn wax bu soobee yàlla non comme li may wax sànq rek nekkatuma gan ci lamb yëpp amul bu ndaw ci man yëpp combat yu mag la ci man te couronne bi maa ngi ko gën a bëgg téeméeri yoon supporters yi bëgg nañ ko de mais maa ngi ko gën a bëgg téeméeri yoon parce que loolu moo ma dese ci lamb ba tax na lépp lu ñu war a def ñoo ngi koy def naan yëpp égal ubul lamb le 28 soo etul incha allah mais ñëpp xi bu ba di xool incha allah du ko def dara bu soobee yàlla dinaa ko daan comme d'habitude bu soobee yàlla. mu ngoog nee na dina ko duma dina ko daan bu soobee yàlla kooku nag ay kàddu yu Modou Lo la démb bi mu doon def li ñuy wax open press am Serigne Saliou fi la ñuy ndar keppe xibaaru tàggat yaram yi. lamb jooje président Youssou Ndour lañ ko daal di duppee di la jaajëfal bu baax a baax di sa prera xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee ak Y'en a marre ak forum bi ñu doon amal. ñoo ngi lëkkaloo ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di waa ñeel ngir organiser ñetti fanu forum loolee rek ngir wut ay solution jëm rek ci wàllum assainissement reportage de Matidia. Y'en a marre lëkkaloo ak agence Niel amal ñetti fanu forum ci biir foyer des jeunes ba nekkee ca Géejawaay ren di première édition bi ñu bari teew fa ngir wut pexe ci wàllum assainissement Aliou Sané moo yore seen kàddu. ndaje bi ñu amal ñu ngi ko titré forum jeunesse urbaine et assainissement mu ngi regroupé 60 participants am na ñu jógee un peu partout en Afrique objectif bi mooy problématique assainissement ci suñuy réew problématique bu sérieuse la gis nga taw na gis nga Dakar ni mu mel ñu jàpp aussi ni du problème bu war a intéresser seulement njiit ñi waaye citoyens yi aussi dañ ci war a def seen loxo loolu pour que ñu mun ko def il faut que ñu xam yu ci bëri comme par exemple déchets fécaux yi déchets yuy kii suñuy toilettes ñu koy manque fan la jëm est-ce que du li nga xamante ni day dellu si waat ci biir kër ñi sous forme de ay feebar ak yooyu. Malal Tall wala Fou Malade dikkaat ci jéego yi. ku nekk wax expérience am biir koñam ci wàllu assainissement waa Géejawaay ne ñu bu nawet bi jotee ñii dañuy ubbi seeni foos ndoxu foos yi jaxasoo ndoxu taw baaxul ci askan wi lu ciy pexe ñeneen
neen ne ñun kat suñu mbedd koñ yi dafa xat oto manque mënu faa dugg lu ciy pexe ñu ànd ak ndaw ñi après yóbbu leen ba ci station d'épuration bi nag ñaay ci technopole pour ñu xool traitement li ciy ban pat bi naka lañ ciy liggéeyee combustible pour mu mën a dawal machine bi naka la ñuy mën a soppee ndox moom mu nekk ndox mu ñu mën a naan ba pare nit ñi yeewu nañ ci xam ni li nit ñi doon wax ni ndoxu duus yi moom la ñu soppi ndoxu naan alors que foofu ci centre d'épuration bi li fay génn matul sax bariwul. soxna si waxi naan la dëkkee di rafetlu initiative bi. forum bi dafa am njëriñ parce que en Afrique tàmmuñu di toppatoo suñu assainissement dëkk et puis nekk na li nga xam ne vraiment au sortir de forum bi ñun ay recommandations yi ñu fiy jël yàlla nañu yàlla may kàttan ak kii buñ ko accomplir parce que lu am solo la lu am njëriñ la. ba léegi Sénégal wéy di tumaranke assainissement bu baax ndaw ñi jokk ngir def ci seen kéem kàttan ba pare xamle ne du yam Dakar dong. Ndeye Mati Dieng académie banlieue culture moom li leen yitteel moo di ñu former jeune artistes yi. bu nu sukkandiku rek ci seen kaddu jeune artistes yi nag bëri nañ waaye nag dañoo amut moyen ngir rek nit ñi xam li ñuy def donte rek am nañu ab xarañte ci li nga xamante ne rek ci loolee li ñuy yëngu ba tax na rek ñoom it ñu ngi daal di xamle ne dinañu def ab tour ci biir banlieue dakaroise bi nanu teewlu coordinateur wu académie banlieue culture di Amath Sarr ci micro Serigne Saliou Seck. dañuy prôner à travers l'association former les jeunes à ce que ñu mën a am ay alternatives pour mën a réussir seen vie n'est-ce pas donc je pense que c'est ça le but de l'association entre temps am na benn ay projet de formation xam ne def nañ ko en collaboration avec le centre sénégalo-allemand mise en place par la GIZ en partenariat aussi avec l'ANPEJ. On a eu à créer des sessions de formation ci montage vidéo ak musique assistée par ordinateur n'est-ce pas au mois de novembre 2018 bi passé et puis def nañ benn formation aussi au mois de mars passé aussi formation boo xam ne formé na 85 jeunes n'est-ce pas ci entrepreneuriat aussi ak ci wàllu production ci montage vidéo dañoo nekk en phase pour def beneen projet de formation boo xam ne day wër banlieue bi yëpp jusque là formation yi ma la wax li yëpp yëmbal la xewe woon mais on s'est dit que comme association benn association la boo xam ne bi day interpeller ci banlieue bi yëpp et puis am na membre partout dans la banlieue moo tax ñu bëgg nag am initiative def benn formation boo xam ne bi tey day wër banlieue bi yëpp donc formation bi c'est en post-production n'est-ce pas mu war a am Kër Massar am Rufisque am Petit Mbao ak Yëmbal donc ci dynamique formation boobu aussi dafa amaat beneen projet de festival boo xamante ne bi association bi am na ko benn festival bi tudd Azar bu war a am aussi novembre 2019 donc ci cadre formation bi ak projet festival bi la ñu boole ñaari activités yëpp pour mun a impacter vraiment formation bi à travers des activités culturelles moom moo tax le 27 juillet bii ni ñu ngi au niveau de Rufisque n'est-ce pas cercle Maurice Gueye di fa def benn activité culturelle mais aussi économique. mu nekkoon kaddu ya Amath Sarr nekk kon coordonnateur u académie banlieue culture ñu wax ci leneen ak tradipraticiens yeeg ni ñu bëree ci dëkk bi. bëri nañ ci dëkk bi bu ñenn ñi rek di xamle ne seenu paj nag am na solo gu baax am na ci ñoo xamante ne rek ñu ngi daal di xamle ne ñoom ñi le seen faj gi nag wóorut ba tax na rek ñuy woo état bi ngir ñu xoolaat li ni mel reportage Aminata Ba. ngir gën a fësal seen liggéey ñii di tradipraticiens yi maanaam sëriñ si tàmm nañu dem kër taskatu xibaar yi wala def ay affiche ci miiru Ndakaaru yi ngir gën a jaay seeni produits Mansour Cissé ak soxna si dina bëturam ñu dajeek ñoom ci rond-point Liberté 6 ñu ngi ñaawlu lu ni mel. am nañu leen gëm am nañu leen gëmul mais man de ma part personnelle pour man ay la majeure partie imposteur lañu quoi waaw parce que parfois nit mën na dem juste pour am gain de cause pour faju mais est-ce que après dina ci jëlee guérison ba mu soxla c'est ça le problème. li ma ci gëm moom bariwul parce que mënoo ne da ngay faj bëgg a ne lépp ngay faj man moom vraiment gëmuma ñëpp am na nag ñu mën ndax weddi wuñu loolu mais nag pour ñëpp ku jóg rek ne damay faj lii damay faj lu mat 10 maladies nga ne danga koy faj loolu moom neexul a gëm moom. ba tax na ñu ngi woo askan wi ñu ubbi seeni gët. bon ñu prêter attention rek ci lu ñuy def parce que parfois dafa métier boo gis rek am na ay imposteurs peut-être am na ñu baax ci biir xam naa ni imposteurs yi ñoo ci ëpp donc buñ ciy dugg ñu xool li ñuy def rek. askanu Sénégal daal ñu jël seen matuwaay xam nga def prudence ci yenn yi parce que des fois di nga am jàngoro sax. dem si ñooñu ne da ngay faju soo moytuwul sa jàngoro yokku. soxna si ñu fekk ci rond-point Liberté 6 muy jënd ay dàll mu ngi woo gouvernement bu Sénégal mu xolaat bi le secteur. état bi moo ci war a jóg képp ku ne da ngay faj leen nga teg ko fu wóor nga prouver ko ba ñu xam ne yow mii da nga koy faj nga soog a am droit wax ci télé wala ci rajo yi. fajum cosaan nekkoon lu ñenn ci xeeti Sénégal yi fonkoon waaye tey jii loolu mu ngi wàññeeku ndax rek seeni bëriwaay.
Aminata Ba leneen loo xam si tamit ak wuute am na ca moo di théâtre yi doon am bu njëkk ak série yi am jamono ji ñi nga xamante ne rek mooy ñi doon seetaan théâtre bu njëkk nag ñu ngi daal di xamle ni lii di théâtre da doon jàngale waaye jamono ji la rek li ñuy seetaan nag amut benn loo xamante ne rek dinañ ci nemmeeku ab njàngale ba tax na rek ñuy woo réalisateurs yi ngir ñu xoolaat bu baax seenub liggéey reportage Maymuna Ñinga daanaka télévision yëpp boo ci jàpp da nga ca fekk li nga xam ni moo di série théâtre mu wute lool ak théâtre ya ñu daan gis jamonoy maam ñu fekk ko biir këram Adja Ndeye Kumba moom amul sax xel ñaar ni théâtre bu njëkk moo gën fuuf yi am tey. théâtre bu démb moo gën bu tey téeméer junni yoon parce que bu démb au moins amoon na du respect amoon na kàddu yu nga xam ne au moins dina yee doomu aadama mais théâtre bu tey moom vraiment liñ ci doon seen yëpp dara amatu ci li nga xam ne moom mooy démb ak bërki démb ñu ko doon xool ci théâtre démb tey amatul wax dëgg yàlla xale yi koy def moom ñoom ci seen bopp sax suñu xoolee seen bopp xam ne li ñuy def moom teguñu ko ci fenn ndax démb au moins bu ñu musaan a def dañu doon yeete yow soo seetaanee théâtre ba pare da ngay daal di defaru mais léegi théâtre boo seetaan yow léegi yaa leen di defar waaye ñoom dootuñ la defar. Pape Demba moom jàpp ni toppandoo tubaab yi rek moo leen si dugal. théâtre léegi dañ koo jël rek daal ci rax yoo xam ne occidentaux yi ñoo ko moomoon ñu mel ni ñuy toppandoo presque novelas yi waaw moo tax mu xaw a gagné marché surtout ak série yi nga xam ne moom la ñuy seetaan léegi. te li ci gën a doy waar moo di ñiy def yile série daanaka jigéen yu taaru rek lañ ciy dugal loolee xaditaal moo ñu ko xamal. théâtre tey yi liñ ciy gis mooy ay exemple dañuy jël ay xale rafet di leen jouer au théâtre des fois éducation bi du néew ma amul éducation mais tam éducation bi du ci feeñ lu bëri par exemple da ngay gis ñoom li ñuy incarné ci kii bi ci série day mel ni comme si que ñoom dañoo ñëw pour wane daal beneen aspect daal la ñu wane par rapport ak théâtre du démb. lu ci mën ci am théâtre démb des na lool ci xolub askan wi ndax njëriñ gi mu leen amaloon waaye itam ñi ngi ñaan ñu yor relais wu tey ji ñu gestu ñëwoon démb ngir gën a xam fi ñu war a teg seen tànk ngir def seen liggéey na mu waree. Maymuna Ñing egsi nañu kon ci gëstu bi tey ñuy xool ñi nga xam si ñoo def nañ bay nañ seen waar bu baax a baax ci hip hop fii ci réewum Sénégal ak ni muy doxee di waa Pifroiss. ñoom ñi la rek ñetti lañu woon kenn ci ñoom di Xuman mu nekkoon benn groupe de rap boo xamante ne daal dinañu participer ci yokk li nga xamante ne rek moom moo di valorisation wu hip hop fépp la ci Sénégal Pifroiss itam bokk na ci groupe yi nga xamante ne rek dañu daal di mujjee tas Papa Madiakhate Sarr. Coach Ciss Xuman ci way wi ak Gibas ci scratch yi ñett ñi ñoo sos ci atum 1993 groupe bi di Pifroiss ay at ci ginnaaw yeneen rappeur fekk si leen mu di Souley Ba newoon ca jant bi Bibson Alaaji Man bu daara ji ak Sista Joyce waa Pifroiss di def rap Afrique dëgg di ko defee ci làkku wolof français wala anglais loolee tax sax ba ñu doon ci groupe yu ñu gën a ràññee ci réew mi seen tur di Pifroiss bàyyeekoo ci ñaari baat pi di pos yi maanaam groupe ak Froiss di tekki froissé li tax ñu tànnoon yooyu la tur dañoo bëggoon na ñu wane ne ñoom rap hardcore la ñuy def ñetti at ginnaaw ba ñu sosee seen groupe bilee ñu génnee seen cassette bu njëkk duppeekoo wala bokk Daniel Gomez ak Positive Black Soul daal di leen produire bokk na ca tube bi di maa ko wax. waa Pifroiss ginnaaw si loolu bokk ci Africa Fête bu Paris jaar fa def ab tournée ca Europe laata ñuy enregistré seen yeneen ñaari album affaire bu graw ci atum 1998 ak titre bii di Lara Biraran ñu jagleel ko taalibe yi ci atum 1999 ñu génnee seen ñetteeli album muy Asim. yow chance Abdou Diouf toogaatoon ci nguur gi kon ay rasta ñoo naroon sax si bopp góor. ginnaaw ba ñu bokkee ci compilation da hip hop bu lëkkale ay ndaw rappeur ci Sénégal ci atum 2001 ñu génnee seen beneen album duppee ko Froiss ci seen album yëpp di ñu génnee waa Pifroiss dañu cay fësal xar kanam bu bon bi nga xam ne askan wi amee na ko ñu teg ko ci kaw beat hip hop ci atum 2002 ñu sargal leen ñu doon groupe bi gën a xarañ ci Sénégal ci hip hop awards yi 2003 ñu génnee beneen album tuddee ko Conquérant muy seen première CD ci marché international bi mu doon album bu ñu enregistré fii ci Ndakaaru def ci fukki titre ak ñett yoo xam ne hip hop kese moo ci nekk ci wolof français ak anglais bokk na ca wayu Youssou Ndour bi di No More ginnaaw ay cassette ki album yu bëri yu ñu génnee ñu bëri ñu sos groupe bi daal di tas ku nekk aw sa yoon ñu bàyyi fa rek Xuman ak Bibson ñoom ñaar sax ci atum 2000 ñu génnee album
duppee ko frère ennemi ci atum 2003 ginnaaw ab tournée bu ñu amaloon ci Europe ñu jagleel leen prix meilleure performance scénique ci hip hop awards yi ñu amaloon ci Ndakaaru groupe bi mujjeel tas ñaar ñi ci desoon ku nekk aw sa yoon waaye ba tey jii seen way des ci boppu melomaan yi. ñaata kër fii sunu gaal ñooy nurook ay géej tubéy fu baay bi talatul doomam ba di ko jàngalee nu ñuy takkee. Pam Jaxate Sarr Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di gën a xamale ak Habib Diop. ñu gën koo xam ci turu góorgóorlu moom nag ab artiste la koo xamante ne sax ñu gën koo ràññee mooy ci mbirum théâtre sénégalais gi muy yëngu mu tàmbali carrière am ci atub 1962 ba jamono ji rek ma ngay wéy di jouer ay rôle yu am important ci li nga xamante ne rek moom moo di théâtre sénégalais portrait Fatou Sow. man dama yor sax xaalis waaye moo yoroon fukk ak juróom moom laay jëlee lifit waaye ñaari saako ko yenu moom. baax na. boo deewul yaa ngi ci sukuraat. Habib Diop ñu gën ko xam ci Baye Eli góorgóorlu itam bokk ci tur biñ koy dàkkantalee mu nekk comédien bu mag ci Sénégal ci ay filmwam yére bu ñuul beeg bu weex bi bokk na ca lañ koy ràññeewee mu tàmbali théâtre ca ba mu amee juróom-ñaari at képp ay nijaayam doon def lii di théâtre mu daal di topp ci seen tànk ba tey jii àdduna wërngal këpp daat ko ci xam. dama daan ñëw comme que ñun dañu yemook jamono ju jëkk ji maanaam jamono ay salsa ak nagam buñ ñëwee ma dal di ut sama musique dal di dóor ut samay ngero dal di teg taxaw ba sàkk ma dal di jël seen yaay nag yàlla na ko yàlla yaram jël seen yaay dal di fecc nga mooy pa yow si périmé yi nangam boobu kile la am ak sumay doom. moom comédien bi ci atum 1962 la joué théâtre bu njëkk bii di Liberté bu Ousmane Sembène nekk itam acteur ci film bii di Les Quatre Vieillards maanaam ñeenti mag yi ci koñ bi ñu joxoon ko ci turu Baye Eli mu ca doon toppandoo colin ak waxu magu lebu yi mu joué itam sketch yu bari ak kii di Sën Sène ak Ndem si Yàlla Maxure Jegey ak Baye Pël bokk na itam ci théâtre bi di Ibra Italien mu doonoon ca baayu Ndey Xadi laata loolu passé na ci carrière am juróom-ñaari at ca Sorano mu toogoon itam ab diir boo xam ni boole woon na théâtre ak métier chauffeur bi mu doon exercer ca direction commerciale bu poste digganteem nag ak Ndem si Yàlla Baye Pël doonoon lu retax ba fu mu toog daal di koy fësal. Baye Pël dafa fekk dañu yàgg parce que Baye Pël armé la ñu xamante booba ñëwagul daaray ko ci ñëwagul jamonoy tey boo ko fa troupe théâtrale ba ni ñu génne anoo bokkoon benn troupe góorgóorlu nekk ku teel a dagg ab ñàngam ndax bëgg gu mu bëggoon théâtre moo ko waxaloon mu nekk père de famille boo xam ni itam njabootam fépp fu ñu toog di ko seedeel lu baax. amul frontière ak ñi dëkk ci kër gi ñëpp di ko ñaanal yàlla li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal yàlla na fekk njariñu ay doomam yàlla na fekk njariñu njabootam yépp te muy njiglaayam ndax nag sonn na si ay doom. sonn na si doom trop. Habib Diop nekk ku xarañ ci théâtre bi ndax maîtriser gi muy maîtriser ay rôlam moom nag fépp fu mu taxaw day ñaax rek ndaw yi soobu ci wàllum théâtre ñu daal di yiwal seen wax ak seenub solin ngir génération bu ñëw mën see topp. Fatou Sow jaajëf Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. tey ñuy dalal Big Ndiaga. mu nekk rek ab jeune rappeur waxtaan bi mu ngi ko si kii di sa frère. Big Ndiaga yow artiste rappeur nga King FM mu ngi lay nuyu. maaleykum salaam am mbégte trop ci dalal bi bu baax a baax. mun nga ñu wax yow lan moo la dugal ci musique bi di rap. fin 2005 su ma juum lañ dugg ci rap. ñu amoon ci benn gëm-gëm bu sori. li tax nag ñu duggoon ci mooy autant ñi xamoon Big Ndiaga dëgg dañ ko doon gis muy dox normal sans problème quoi du yor bekk du yor dara. donc bi ñu demee ba benn moment yàlla ñëw ak ndogalam ñu ne waruñu tëju rek il fallait que ñu sensibiliser les gens xam ne lu nekk mën na nekk quoi mais bu mu tax nga croiser les bras donc ci la ñu jóg dëggal suñu boobu ci li ñu yàlla teg en plus que ñaax ñi nga xam ne tey am nañu maladie bi comme man ñu bañ a dund complexe bi wala tàllal loxo yi. ak handicap bi est-ce que liggéey bi ngay def amul ay difficultés. dina métti trop dina compliqué parce que même soo yoree say tànk da nga xaw am sax benn problème waxuma la ak nag bu la yàlla natoo ci côté boobu noonu mënul ñàkk ay difficultés parce que lépp loo gis lu nekk en général transport moo koy def des fois da ngay am ay concert longue distance dem bi day métti mais nag bu la yàlla natoo nga gëm benn mbir da nga ciy dem rek jusqu'au bout lu la yàlla may nga jël. souvent dañuy
gis que rappeurs yi dañuy def ay clashante yow est-ce que mës nga koo dund ak lan moo la gën a marqué ci musique bi ngay def. c'est vrai rap bi bëri na ay clash li ma gënoon a marqué ci sama carrière musicale mooy son bi ma def en 2009 titré ko monsieur le ministre de l'intérieur bi morceau bi génnee y a des gens yoo xam ne dañ doon clash Big Ndiaga. bi ngay def musique ba léegi est-ce que am nga ci loo xam ne mën nga wax ne satisfaction la. li ñu jot a génnee vraiment am nañ si satisfaction bu baax a baax parce que public bi mu ngi koy apprécier en plus ku may nañu relation yu fort a fort donc projet yi ñu dëgmal nag ñu ngi dëgmal benn mixtape bu ñu war a def ak benn vidéo incha allah rabbi ñu ngi ci liggéey bi dëgmal concert yu ñu war a def comme ci lu mel ni sur lendemain de la tabaski yooyu yëpp ñu ngi koy préparé. ban message nga am pour handicapé yi et est-ce que ñu la war a jàppale yëpp ñu ngi koy def. doon handicapé rek warul tekki ne yow da nga war a dem ci mbedd yi di tàllal loxo yi parce que dama jàpp ne handicap du si ñàkk ay cër wala leneen ak leneen mais ci xel la des fois day am ñoo xam ne dañuy bank seen loxo loolu du ñàkk waaye des fois dafa am ñoo xam ne tamit dañ lay soutenir ngir li la yàlla def nga gëm ko tamit di ñax ak sa bopp. est-ce que mën nga ñu may tuuti ci benn son boo mës a way. waaw amul benn problème. sama xol du neex su ma la gisee ngay nekk ak keneen dama sis ci yow baby mënuma la bokk ak keneen yàgg naa la topp du tey démb la primaire ba terminal ump la femme de mes rêves s'il te plaît dis-moi je t'aime chérie. Big Ndiaga ñu fàttali ne que yow artiste rappeur nga tey yaa nekkoon suñu invité. oui man it maa ngi lay jaajëfal bu baax. jaajëf yow tamit Dissa Préra ñu jeexale jotaay bi kat yi kon ak wàllu musique. wàllu musique la ñu koy jeexale te nag woy bi ñu leen jagleel moom moo di Baye Niass bu Zakaria. foofee mbokk yi kon la ñuy yam ak yéen ci Midi Culture yamoo itam ak li nu cërale woon ci waxtu jeex ba ñu xaabaabal sax di la jaajëfal bu baax a baax Kati Ndiaye. maa ngi lay jaajëfal bu baax Serigne Saliou Seck di jaajëfal mbokk auditeurs yeeg internet yu ñu doon suivre di leen jox dig daje suba incha allah ci Midi Culture. cant ak ngërëm ñeel na bu baax a baax Daouda Gueye mi nekkoon ci machine bi production Kaderlo digital Yacine Pouy réalisation Dissa Préra léegi kon Baye Cheikh mooy ñëw woyal King Feeling lu mooy looloot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci réalisation Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.